waaw li xew ci Mali moom Baye Assane xëy na warul bett nit ci taarix fi Afrique jóge ak fi mu egsi maanaam le pire ennemi des Africains ce sont des Africains loolu waykat bi way na ko te chaque jour rek da ngay gis lu koy dëggal mais daal Assimi Goïta bu Mali fierté la de toute une génération tey ji taxawaay bi mu am taxawaay boobu rek lañ jiit war a am jàpp naa ni le grandeur d'un chef de l'État se mesure sur l'amour que lui porte son peuple maanaam tubaab dafa ne yëkkatiku ak dara jàkk njiitum réew mooy bëgg ak wekk bi la sa askan jox te waa askanu Mali wekk nañu ko bëgg nañu ko et le peuple est souverain kon dogal yi ñu jël teg leen ko les oppresseurs yi nga xam ne ñoom ñooy les occidentaux yi nga xam ne yàgg nañu di noot Afrique jiital ci ñi nga xamante ni ay africains lañ comme ñoom ñoo nekkaat rek ci tànk Mali yi France muy seen benn système bi nga xam ne yàgg nañ ko doxalee muy diviser pour mieux régner isoler pour écraser déjà dañu isoler Kadhafi mu nekk lu ma metti ci sama àdduna jël bakkan gi ñu jël bakkanu Kadhafi bokk na ci li nga xam ne du ma ko baal Afrique ba àdduna di tukki du ma ko baal dirigeants africains yi parce que xëy na Thomas Sankara wala Mamadou Dia wala Cheikh Anta Diop ñooñu à l'époque la woon. mais dogguma la te li ngay wax am na solo trop maa ngi jégalu gars yi mais Kadhafi moomu Ablaye Wade demu fa ni ko bàyyil mu bañ est-ce que bu defal na ko Ablaye Wade wax lii dina ko si dal. Abdoulaye Wade complice la ci jamono boobu maanaam tey Kadhafi képp ku nga xamante ni waxoon nga ko na bàyyi wala nga mu jàpp rek complice nga ñun ñëpp dañoo waroon nekk autour de Kadhafi parce que Kadhafi li mu bëggaloon Afrique moom la occidentaux yi bañoon. moo tax ñu faagaagal ko léegi lan moo tax on ne sait pas lire entre les lignes mooy lan moo tax ñun duñu comprendre lu ñëwagul lan moo tax peuple africain ñu nekk peuple bu émotif li Léopold Sédar Senghor doon wax rek naan l'émotion est noire mais la raison est hellène maanaam ñun dañoo émotif dañuy nax sax ci suñuy njiit ba jaxase ñoom ba faagaagal leen te ñooñu lañ ñu bëggaloon mooy une émergence wala loo xamante ni muy développement wala moom sa bopp muy autonome tey du ma ko baal Afrique du ma ko baal dirigeant africains yi ba àdduna di tukki ndax en 21e siècle tey Thomas Sankara xëy na ay jamono woon à l'époque technologie melul nii xalaat yi egsiwul nii jamono sotteewul nii mais tey en 21e siècle ñuy seetaan benn leader boo xam ne il est emblématique ñu jël bakkanam ci lan ci bëggoon a sauver continent africain donc kon tey taxawaay boobu la ñu war a am autour de Assimi Goïta maanaam li ñu rëccoon ci Kadhafi rëccuñu ci Thomas Sankara rëccuñu ci ñi nga xamante ñoo taxawoon au service du peuple pour génne pour li Serigne Touba doon wax xat fakka kap la pour briser les chaînes buumu njaam gi ñu dagg ko ñooñu ñëpp dañoo waroon taxaw tey ci kanamu Assimi Goïta dooleel ko ngir nga xamante ni ne mu am Mali mu mun a am benn peuple mu nekk peuple bu souverain bu moom boppam. kon tey Mali président Macky Sall dafa mel ni mi ngi leen di dooleel de mi ngi seen ginnaaw. non président Macky Sall Macron lay dooleel ak politique formation ak góor jigéen. waaye yow looy wax ni président Macky Sall laa man maay wax ak yow. te je m'explique dama la koy tojal mooy président Macky Sall benn projet la am muy projet bi Macron teg. ak nouvel ordre mondial te nouvel ordre mondial góor jigéen baa ngi ci biir nootaange baa ngi ci biir toroxal sa peuple moo ngi ci biir maanaam Macky Sall li ma wax léegi dama ne le grandeur d'un chef de l'État se mesure sur l'amour que lui porte son peuple maanaam ndamal président mooy mbégte ak bànneex gi ko askanam bëgg te ku ne xam na ni président yi nga xam ne tey ñoo jël sanction bi teg ko ci kaw Assimi Goïta moo leen ëpp crédibilité dëkk ba mu dëkk tey di Mali ñoom président yi yëpp tey ay personnes non grata lañ ci seen i dëkk bu ñu génnee bu ñu mobiliser wul wala ñu wàcce takk der yi ci mbedd mi dinañ maanaam bu ñu fayul sax xaalis ku ne xam na ko tourné Macky Sall bi mu doon def rek ay nit man yu ma xam 25000 30000 lañ leen fay yóbbu leen Fuuta pour ñu teeru Macky Sall tey Assimi Goïta bu génnee Mali yëpp à l'unanimité je veux dire à l'unanimité moo leen ëpp crédibilité moo leen ëpp taxawaay ci dëkkam ba mu dëkk léegi ñoom ñu koy juger ñoom te ñoom ñu koy juger yëpp dañoo toog ci kaw der di jëw yàpp ñoom ñu koy juger yëpp seen peuple am na lu mu leen di toppee ci wàllu démocratie seen doxalin am na lu ñu leen mën a ŋàññee ñu koy visible mu nekk lu leer naññ muy Ouattara muy Macky Sall muy et cetera kon tey ñoom ils sont mal placés pour juger Assimi Goïta
maanaam CEDEAO ak président yooyu les soi-disant présidents africains nga xam ne tey ñoom ñoo taxawaayu dooleel France ak nootaange bi nga xam ne mu ngi ñu koy noot depuis nootaange mooy depuis colonisation ba léegi loolu noonu ñoom ñooy les facilitateurs. mais est-ce que looloo du ay wax nii rek yow koo xamante ni day ñëw di la noot di la muucu di la sonal nga ñëw di ko dooleel est-ce que loolu yan na maanaam réewi Afrique yi yéen président yi dañuy dooleel France. est-ce que waaw parce que dañuy tànnal njiit. ñooñu koy tànnal ñoom. waaw dañuy tànnal njiit. nuñ ñu koy tànnal. dañuy éliminer kii yëkkati kii victimiser kii parce que xam nañ ni le peuple africain est émotif wax naa la ko léegi maanaam ñun dañuy agir ci émotion moo waral lépp lu ñu raté dans l'histoire loolu moo ñu ko teg. du ñu njëkkee xalaat gis nga tey Baye Assane man soo ma saaga woon léegi wala nga def ma lu metti ma dóor la rek ñu gis ni dóor naa la rek ñoom li nga ma def amatul njariñ dañuy xool dóor bi ma la dóor rek ñëppay faral Baye Assane. du ñu toog posé wu la question pourquoi qu'on a jékki-jékki dóor Baye Assane déedéet dañ naan da koo dóor te waru ko dóor moo ko ëpp doole di ko jaay gis nga yow su ko defee nga victimiser wu moom la Macky Sall def ba nekk président xam na ni ñoom ay sénégalais lañ ko ñum te il sait lire entre les lignes dañuy xam ni maanaam peuple bu nekk da ngay xool mentalité am ñu xam ni Sénégal il faut nga victimiser wu pour ñu jiital la. mu victimiser wu lamenté wu wane lu mu gëmul ba tey ñu jiital ko kon tey loolu dafa war a arrêter kon nag Mali loolu la nekk di def nii. Mali dafa naan nañ ko may maanaam dafa ne waxul 5 ans sax de dafa ne de 6 mois à 5 ans mais gars yi 5 ans bi rek lañ nekk di wax. am ju dëbbantim réew war naa jar 1000 ans nga xam ne tey ñoom ñoo taxawaayu dooleel France ak nootaange bi nga xam ne mu ngi ñu koy noot depuis nootaange mooy depuis colonisation ba léegi loolu noonu ñoom ñooy les facilitateurs. mais. Assimi Goïta bu dee 1000 ans lay soxla pour redresser Mali jël Mali teg ko ci loxo maliens yi le peuple malien centre seen bopp ci Mali mu nekk exemple sur l'Afrique war nañ ko may 1000 ans te entre pays en Baye Assane y a pas d'amitié y a que des intérêts tey ñoom ñii tey di sanctionner waa CEDEAO yi di sanctionner ne dañuy sanctionner yaay Mali ndax lan moo tax ñuy sanctionner Mali parce que peuple malien bi moo tax mais le peuple est derrière Assimi Goïta ñoom lan la ñu bëgg peuple bi nga xamante ne tey moo yor destin yoom moom mu ngi ci ginnaaw Assimi Goïta kon léegi ñoom ban peuple lañ bëgg a sauver ban peuple la ñu bëgg a teg ci yoon ban démocratie la ñu bëgg démocratie mooy li réew mi maanaam souveraineté peuple bi moo ko yor li nga xamante ne mooy yoon mooy li peuple bi ànd loi yi ngay gis ñu tegal yëpp su peuple bi nekkee maanaam bu wuuteeg bëgg-bëgg peuple bi rek loi yooyu dafay fekk si peuple bi parce que c'est le peuple qui est souverain te bépp yoon ak bépp loi bu ñu tegit pour ñoŋal dund ni peuple bi la te le peuple malien est derrière Assimi Goïta te ñoom ñëpp kenn mënul nier loolu kenn mënul nier ni maliens yi Assimi Goïta la ñu àndal kon seen décision bii ñu jël ni jëluñu ko ngir kenn jëluñu ko ngir dara ngir néewal doole Afrique néewal doole seen mbokk africain ngir yëkkati intérêt Macron ak intérêt France. am na solo mi ngi noonu Abdou Top champion bi di ngeen jàngat bi nga xamante ni def na ko foofu si Mali ak Afrique ni nga xamante ni noonu la ñu war a taxawee léegi si Afrique googu la ñuy des muy Sénégal gii gis nga ko mayo bii nii ñu bokk si football bi di football fële nga xam ne mooy Cameroun noo gisee Maxi beeg Aliou Cissé ak taxawaayam ak sénégalais yi. balaa maa génn Mali. damay wax ak benn phrase l'heure de la révolution a sonné. loolu de xam nga ko mooy lan mooy maanaam bët bu bees maanaam pour qu'il y ait innovation il faut qu'il y ait révolution tubaab moo ko wax mooy balaa innovation balaa changement di am il faut mu am jàmmaarloo. xeex waaw. rayante daal jàmmaarloo bi sax mën na bañ a nekk physiquement. mën na bañ a nekk rayante mais dafay nekk ci ay intérêt dafay nekk ci xel dafay nekk ci xëcc. parce que entre pays y a pas d'amitié y a que des intérêts te réewu Afrique ay africain képp ñoo ko mën a tabax réewum Sénégal gii ay sénégalais képp ñoo ko mën a tabax ay jinne duñ ñëw tabax ko ay malien duñ ñëw tabax ko góor du ñëw tabax ko jigéen du ñëw tabax ñun peuple sénégalais ñoo koy tabax Afrique nag dafa jot ñu tabax suñu Afrique ñun Afrique bi ñu tubaab bi tegal Afrique bi ñu tubaab bi jaay ñu jëndi Afrique boobu teg suñu Afrique à nous et dafa jot tey ñu nekk pour une seule benn peuple bu unus derrière tous les oppresseurs yi nga xam ne tey dañoo taxaw pour noot Afrique wala noot baadoole yi ngir dundal occidentaux yi loolu ñun ñëpp dañ ko war a xeex te tey li tax man la ils ne sont pas li tax man la ñoom dañu contradictoire ñoom président yi nga xam ne ñoo jël mesures yi ci CEDEAO Baye Assane barki Dembo Ndiaye CEDEAO wax na parrainage baaxul du yoon parrainage bi ni ñu ko defee du yoon tey jii président Macky Sall ak gouvernement am ñoo taxaw na ñoom amuñu lu ñuy déglu CEDEAO seen dëkk ñoom ñoo koy gérer seen bopp mais Mali il a fait la même chose
te ces mêmes personnes là tey ñoo toogaat ci plateau télévision yi mais ils insultent notre intelligence nañ ñu respecté suñu politiciens yi suñu dirigeants yi nañ ñu respecté bu demee ba mbër toog di wax nit ñi ñu xam ne nit ñi yeewu nañ bu demee ba mbër man xam nga mbër laa xam nga ñun dañoo dof lañ wax léeg-léeg xam nga ñun peuple ma yow mbër mi nga tooga sax moo la gën a naan te yow moom laa xam nga tey mbër mi nag du dul nit le peuple sénégalais ou bien le peuple africain est en avance sur les dirigeants maanaam ñun dañoo raw lu bëri ñi ñu jiite maanaam ñi ñu jiite ñi askan wi daf leen romb di dem te ñoom yëguñu ne askan bi romb nañ leen moo tax seen teg yi ñuy teg il essaie d'insulter notre intelligence maanaam ñoom bu ñu xamoon ni ñun romb nañ leen ñoom fañ jëm fa lañ jógee maanaam ñoom lu ñu xamul ñoom lu ñu xaw a wax ñun xaw nañ kaa xam xaw ngeen ko xam maanaam le peuple sénégalais lépp lu dirigeant yi xaw a wax ñun xaw nañ kaa xam te ñoom xamuñu ni ñun comprendre nañ lu leen kon ñoom mënuñu weddi CEDEAO barki Dembo Ndiaye bëgg koo dëggal tey te encore lu dangereux laa lay wax Baye Assane Macky Sall man je ne sais pas ban nit dañ lay soxoree mais nit du soxoree boppam xoolal tey avantage yi Sénégal am ci Mali nga mën ko bafouer tout en l'air ngir intérêt de la France xoolal li ma lay wax nii y a des gens yoo xam dañoo lépp Assane il faut ñu waxal Sidi Lamine Niass dafa ne woon dama koy wax di ko waxaat dafa ne na peuple sénégalais bi rek nekk seen patron tey jii fii dafa war a nekk la voix des sans voix parce que moom moo ne woon un pays sans foi ni loi la demeure des hommes bien c'est à la prison tey jii ñun ñi ñëpp liberté provisoire lañ nekk Baye Assane ñun wallahi jàppal ni yow tu es en sursis wala en liberté provisoire parce que lii gars yi di aj kuy aj day bañ ku seenu kaw ñi nga xam ne ñooy dindoo nelawu askan wi bëgguñu ñu mel ni ñun di wax kon man mi je me prépare chaque instant gëm naa ni man mi maa ngi liberté provisoire kon tey Baye Assane ñun ñoo war a libérer peuple bi te tey ñun ñi ñëpp ëllëg yàlla dinañu laaj bi situation yi demee nii yow ban taxawaay nga ci amoon ñun ñi ñëpp tant que nous sommes yàlla dinañu càmbar laaj ñu bi réew mi tollee fii Baye Assane ban taxawaay nga ci amoon kon encore une fois dañu war a taxawal askan bi xoolal tey camionneur bi nga xam ni secteur privé bi nga xam dafa dem lépp banque xaalis jënd camion bëgg a daw Mali ak Sénégal di war a verser chaque mois nga xëy pour une simple raison de la France pour bëgg France maanaam c'est décevant dafa nekk lu metti je suis tellement frustré ba ma déggee loolu te ñoom pini wuñu Mali de ñun suñu bopp lañ pini ñun waa Sénégal Côte d'Ivoire am nañ fulla boo xam ne billaahi intérêt yi Sénégal am Mali su ko Côte d'Ivoire amoon Mali du boycotté Mali au contraire sax moom la bëgg a récupérer maanaam mettit la am ci xolam Sénégal Mali di rëcc ko di dugg ci loxo Sénégal tey ñun ñoo ëpp intérêt Mali que Mali intérêt bi mu am ci ñun ndax Mali bu jëndeewul ci ñun bu ñëweewul ci ñun mën na jaar feneen parce que yeneen pays occidentaux yi sax ñu ngi leen di jàppale di leen xeexle kon ñun africain dafa ruslu na Sénégal ak Mali nekkoon benn peuple waroon na nekk benn président tey ñoom seen jiit yooyu nga xam ñoo fi jiitu woon ñoo xeex seen biir sax ba Sénégal ak Mali nekkul benn dëkk continué wul nekkul benn dëkk kon Sénégal ak Mali kon benn dëkk la woon Baye Assane kon tey bu ñu demee tey ba ñun Sénégal di boycotter Mali pour intérêt de la France Macky Sall mënu laa wax lan moo waral CEDEAO jël décision bi lu dul intérêt France parce que France gis na ni mu ngi ñàkk de plus en plus la jeunesse africaine parce que anti-française la ñuy dund sentiment d'anti-française nekkul ko ñun dañu bañ nit ku weex déedéet système bi France di doxalee su sunu réew yi la ñu te dañu xool aussi réew yi nga xam ne France moo leen yilif wala moo leen yilifoon ñoo gën a dellu ginnaaw ci Afrique peuple bi nag dañoo jug yeewu def NTS am beneen esprit France loolu la mënul digérer mais dafa war a xam ni neen du warum réew te lu dëgg du yàgg Macron ak ñi koy jàppale mooy président yi nga xam ne ay tóob lañ ñi koy jàppale nekk CEDEAO di ko instrumentaliser nañu xam ne le peuple est souverain et le peuple africain dafa jël destin am en main Baye Assane kon nañu bàyyi xel le secteur privé bi nga xam ne jël nañ seen alal def ko ci ay camion jël seen alal investir ko ci transport nga xëy tëj ko ak ñi moom marchandise mi nekk fii xoolal boobu perte kon lii ku ko dénoncé wul doo gor te ki la ko teg mooy ki nga xam ne yaa jël sa carte jox ko ngir mu ñoŋala la saw dundin du neex a Baye Assane loolu du neex a muñ ndax ki nga xamante ni bu doon jàmbur moo la teg lu metti lii mais du jàmbur ki nga xam da nga koo jiital ci ay 14 millions 17 millions de sénégalais ne ko yow yaa ma doy jox ko ay moyens jox ko ay privilèges mu bafouer say intérêt ngir intérêt beneen jiitu réew bu nga xamante ni tey intérêt kese moom mooy France jëm kanam Macron heure bu seqee tànkam lu soqali France lay wër yow heure boo seqee sa tànk di dimbali Macron pour mu soqali France sa dëkk di dellu ginnaaw loolu ça fait mal au cœur